xibaar yi ci RFM. benn waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi dégg njoloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne Ndiaye. li ci gën a fës mbas mi ne xës ci biir réew mi rawatina ca bët gànnaar ca Matam ci saytu ana lu ko waral li ñu ci jàppagum nag mooy école yi ñu fa ubbi mooy sabab bi coow li ne cobboy ci daaray Serigne Modou Kara yi ba yoon am ci wàll maître Aladji Diouf ak maître Bamba Cissé yi ko waroon na layal génn nañ ci àtte ba set wàcc di ngeen dégg ci biir xibaar yi ana lu tax loolu conseil constitutionnel di ëttu attekaay bi gën a kawe ci biir réew mi nekk jamono ji ci am ndaje ak ay naataangoom yi nekk ci Afrique njëriñam di wéy di doon kumpa ci askan wi bu weesoo wàllu politique lu jëm ci xibaar yi bitim réew yi Georges de ci Diop lañ ci fas yéene àndal Georges maa ngi lay nuyu lan moo ci gën a fës. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye daañu dem ca Ghana élection présidentielle ak législative altine gi lu ëpp fukk ak juróom-ñaari millions gi électeurs ñoo war a dem wote ji fukki candidat ak ñaar ñoo bokk ci élection présidentielle bi bokk ci président ba fa nekk jamono ji dina naa Akufo-Addo ak ki fa nekkoon ay jamono njiitu réew di John Dramani Mahama njaayum ngana yi ci biir réew mi ñu nemeeku ci ab yokkute ci li nga xamante ne moo di koppar gi téeméer boo jël juróom-ñett ak lu toftal ñoo ca yokku ci atub 2019 entreprise yu l'Amérique nag ñoo ca gën a fës mu di bu njëkk ci top 25 bi ñu nemeeku ca ñii di waa Moyen-Orient. Georges ci kanam nga di ki yaatalal ñu xibaar yi bitim réew yi ñu fas yéene dikk dal ci xibaar yi tàggat yaram di ci ànd ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu lu ci gën a fës. maa ngi laa fay Papa Ngagne gën na ca fees Jaraaf ak Tëngéej FC jéggi nañu akub ndam pàcc bu njëkk bi jëm ci xayma compétition africaine yi léegi la ci des mooy sóobu ci beneen pàcc loolee di njàngat lu ñu war a am ci biir ëttu xabaar bi ak naka la ñuy waajalee googee jongante yi war a dikk basketball équipe nationale yu Sénégal yi am fukki at ak juróom-ñett ca Caire tey jii muy ci jigéen ñi ak ci góor ñi ñuy fas yéene kon jongante ngir fexe noo jàllee ci demi-finale yi waaye itam yóotu place ngir mën a dem ci coupe du monde. jërëjëf Malal Junior Diagne jàpp leen ko Mamadou Mohamed Ndiaye moo leen di jàngal li ci yéenekaay yi lu waju ci gis-gis tey ñuy waxtaanee kuréel gi ëmb àttekat yi di magistrat yi ci biir réew mi dinañ ci ànd ak ñoom ngir xool kuréel googu lan mooy ëllëgëm ci wàllu indépendance ak lan mooy taxawaayam itam ci biir réew mi di ngeen dégg suñu naataango yi ñu ci fas yéene àndal mbokk yi bu ñu tënkee loolee foofee la ñuy ñaanalante ak yéen ci xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futur Média. Papa Ngagne Ndiaye. ni ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi xam ngeen ni mbas mi ngi dellu ne xës ci biir réew mi rawatina fële ca bët gànnaar ca Matam dañoo jàpp nag ni ci tey rek ci mbas mi ci biir réew mi lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn nit am nañ jàngoro ji waaye ca Matam maanaam bët gànnaar foofu rek lu toll ci fukk ak juróom-ñetti nit am nañu li nga xam ni moom mooy jàngoro ji waaye ci biir réew mi ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan loolu nag ni ki démb la am ñu gis nag ni Matam boobaak léegi ñu gis ni daal jàngoro ji bariwu fa lool waaye jamono ji mel na ni ma nga fay bëgg a jéggi dayo te nee ñu la ko fa indi nag école 4 la école 4 ma nga ca Ourossogui ay ñenn ci jàngalekat yi la ñu saytu gis ne dañu amee feebar bi leeral yi dañ ci ànd ak Ali Bandel Niang bu fekkente ni mi ngi ci jokkoo bi ak ñun Ali ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne bi nga ko waxee noonu la daanaka mbir yi yëpp mu ngi jógee ci école 4 boobee nga tudd léegi nekk ci biir Ourossogui nga xam ni ñaari jàngalekat lañ fa testé woon ñu positif laata yeneen itam di ci topp waxtu wi ñuy wax nag gannaaw communiqué bi xam ne ni juróomi doomi aadama amee nañu jàngoro ji bi ñu gëstoo mbir mi waxtu wi tembe juróom-ñetti doomi aadama ñu nga tëdd ca lal ya ci le centre de traitement bi ñu ubbi ci hôpital régional bu Matam ci jamono boobu itam xamal nañu ne fukki doomi aadama yi yore jàngoro ji maanaam ay cas asymptomatique ñoom ñu ngi leen di suivre à domicile ni nga ko waxee itam noonu la ndaxte wute na lool ak vague bu njëkk ba Matam toogoon na ay weer te cas amu fi woon bi la yoon nag lii ñu tuppee tey deuxième vague dafa ñëw rek mu ànd ak doole tax na nag ba ñu daal di saytu ci wàllu administration bi ñoom ni ñu toogee fi mu ne du benn mesure bu xaw particulière bi nga xam ni gaa ñi jël nañ ko waaye dogal bi nguur gi jël di imposer port obligatoire masque moom tey xëyee nañ ko ci dëkk yu mel ne Matam ak Ourossogui ñaari dëkk yooyee sax daanaka fii la mbir yi gën a wulee ñaay ndaxte cas yi yëpp yi nga xam ni sa xayma nañ ko mu toll ci fukki nit ak juróom-ñett ñi ko amee jamono yi ñu ngi bawoo ci ñaari dëkk yi ni nga ko waxee itam lépp rek kon mu ngay tukkee ci l'école boobee di l'école 4 waaye itam dem ak dëkk bi ndax kenn réerewul mbir ni Ourossogui dëkk bu Carrefour la gaa ñi ñu ngi jóge fu ne di fi ñëw fii mu ne daal situation bi nii la tëddee jamono yi ñuy ñaan askan wi rek ñu gën a farlu
farlu ci mesure barrière yi. jërëjëf Ali Bandel Niang ñu lay gërëm bu baax ci boobu jokko ñu daal di des ba tey ci mbas mi dellu di wéy ci biir réew mi ñu gis nag ni li ko fi indi bokk na ci ni mu ko waxee ca bët gànnaar waaye itam fii ci biir réew mi ki nga xam ne nag moom mooy chef bu département santé publique ca université Cheikh Anta Diop moom Ibrahima Seck lay wuyoo li mu xamle mooy naam loolu lu am la ni école yi am nañ ci wàll waaye du école yi rek am na yeneen wàll yoo xam ne war nañ ko mën a saytu xool ko te ñu gën a jëfandikoo li nga xam ne nag mooy digley kër docteur yi doon na ca ngëneel ay kàddoom dénk na ko rajo Futur Matin ci RFM Matin. mun na nekk un facteur qu'on peut incriminer puisque effectivement nit yi ñu ngi woon seen kër bi ñu ubbee école yi alors xale yi dajewaat nañu n'est-ce pas même si il faut le reconnaître quand même au niveau de toutes les écoles autorités académiques yi jël nañu toutes les mesures pour la protection n'est-ce pas des enfants. loolu ci njëlbeen ngi la woon rek waaye tey constat bi mooy foofu tamit bàyyeeku am na fa. waaw mooy xam nga bàyyeeku bi léegi ce qu'il faut gannaaw nguur bi wax na te soo xoolee man yaakaar naa ne que wax bi léegi il faut que stratégie de communication bi varier bu ñu toog rek au niveau central di wax il faut que ñu décentraliser ko et puis en plus du personnel médical nguur bi foofu je sais que participation communautaire bi population gën nañu ci dugal mais il faut que mu gën a tasaare ba nga xam ne que communication sensibilisation boobu ça doit se faire à la base ça doit être repris par l'ASC du coin bàjjenu gox bi kooku nga xam ne de quartier en quartier yaakaar naa ne ñooñu suñu jàkkalonte di wax xëy na dina ëpp chance. je pense que depuis le début c'est comme ça noonu lay demee. yaa bàjjenu gox yi ñu ngi ci ASC tamit ñu ngi ci dugal na leen ci xeex bi depuis le début. pour lutte communautaire bi. ñu ngi ci biir. waaw mais xam nga le processus de changement de comportement du loo xam ne dafa yomb. doo ko wax tey rek suba nit yi changer. il faut répéter encore répéter toujours répéter. il faut que ñu sentir la présence des gens. et puis aussi am na loo xam danañ ko def suñu li ñu doon tere yooyu yëpp xam naa foofu après ñu dellu soit si les regroupements. lors des cérémonies yooyu yëpp il faut ñu. parce que affaire bi amul secret boo demee Europe fu ci mel ni France bi yëf yi jógaatee ñu delluwaat ci jël ay matuwaay ay confinement ak takk masque yëf yi wàccaat. waaw xam nga yooyu yëpp c'est graduellement lañ si egg. ñu des ci wàllu njàng mi ak njàngale mi CUSEMS ñoom di artu ñi nga xam ne ñooy nguur gi ci ñu fexe ba li ñu diggee woon ak ñoom lépp ñu matale ko gannaaw loolu itam lu jëm ci ndàmpaayal baccalauréat bi ñu génne 2020 nañ leen jox lépp te buñ ci dagg dara loolu nag moom mooy seen càkkutéef goo xam ne ñi ngi koy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ñu wax nag ni fi mu nekk ni tàmbali nañu di jalgati la nga xam ne la ñu diggee woon ak ñoom la lu ci mën a am nag ñoom ñi ngi wax ca kaw ñu dégg leen te itam nañu fexe ba lépp loo xam ne protocole la jëm ci Covid-19 bi la ñu cee waxoon muy lu aju maanaam ci protocole sanitaire yi nañu ko matale dañu déglu Abdoulaye Ndoye am na ci lu mu dénk El Hadji Ndiogou Diène. lépp loo xam ne dina mën a yëngal année bi wax nañ ko parce que dañ leen ne il faut que ñu tirer ay enseignements ci mbas mu ñu jóge mais malheureusement gouvernement bi defu ko indemnité 30 novembre waratuñ ko wax mais fu mu ne nii Dakar fayu ñu leen boo jëlee Kolda ñu ngi grève Fatick suba dinañ dugg ci grève bi Matam suba dinañ ci dugg ak yeneen région lu ñuy wax paiement partiel bu ñu fayee fii copie déplacement yi duñ ko fay alors que 30 novembre lu ñu wax parce que dañu ne 30 novembre mooy délai bu mucc te gouvernement bi xam na ko gouvernement bi lu mu bëgg a def dina ko def école moo dul priorité soxaluñu école soxalu leen jàngalekat yi soxaluñu leen système bi soxaluñu leen école bu mu ubbee ñëpp gis nañ ko non seulement classe yi doyul jàngalekat yi doyuñu table banc yi doyuñu mais rax ci dolli tey lim bi dafa ëpp jéggi dayoo effectif pléthorique parce que taille moyenne pédagogique 45-50 élèves la tey am na classe yoo xam ne dem na ba téeméeri élèves mais loolu lu doy waar la parce que bu dee effectif ci dafa yokku capacité d'accueil yokkuwul mais lii lay indi mbeneen mbir mi nag mooy ñu ngi ci période du masque gis nañu ne gouvernement bi sax nee na léegi ne ñëpp sol masque mais lu ñu gis ci école yi mooy mais masque kenn solatu ko fa distanciation produit sanitaire amul distanciation physique respecté wuñu ko te nag loolu bu amee ñëpp war nañoo jaaxle tiit moo tax ñun ñuy tirer sur la sonnette d'alarme di wax ne gouvernement bi protocole sanitaire bi nañ ko respecté lépp lu ñu wax nañ ko matale. ñu des ci njàng mi ak njàngale mi ba tey ca Ndar la ñu jëm foofa nag ci école Sor Dagg 1 ba nekk ca Pikine weer a ngi nii ba école tijjee ak léegi bu dee fukk ak ñeent ci ay salle de classe moo fa am ñeent ñi daanaka dara baaxu fa ndax li nga xam ne mooy ca kaw muy toiture yi dafa bënn ba nga xam ne dafay senn table banc bu baax amu fa loolu nag tax na ba ñi nga xam ne ñoo ko yittewoo ñi ngi sàkku daal loolu ñu gaawe leen ci ndimbal am nañ ci nag ñu leen ci jàppal tànk muy mouvement bu solidarité ak développement leeral yi Mouhamed Nabi Sila lañ ci àndal.
lu ëpp weer gannaaw bi l'école tijjee ak léegi yenn élèves yu nekk ci Sordag 1 nekk ci classe yoo xam ni foo tollu di seen asamaan si lu ñu mel tax mouvement pour la solidarité et le développement Abdou Wahab Diop jiite ko indi ndimbalam ba yaa Diop moo yor seen kàddu. bi ñu xool ne classe yi vraiment doy na waar lépp dafa yàqu table banc yi yàqu na itamit mouvement bi tamit mobiliser wu seen ay moyens yu ñu am lu mu néew def cotisation seen table banc yi nga xam te ne yàqu na ak classe yi nga xam te ne war na mën a renforcer waat nu seet tamit lan su war a def gas nu jël ay contreplaqué jënd zinc pour ñëw appuyer école bi parents d'élèves bi pour xale mën a si conditions yi nga xamante ni dañ nekk conditions yu favorable pour nu mën a réussir seen jàng. jamono ji mu ñëwee sax fekk l'école bi ne ci ay jafe-jafe Sambali di directeur bi xamle ko rafetlu jëf ju ni mel. 4 salles de classe yi nga xamante ni seen toiture yi dañoo faq boobu day permettre bu xale yi di bind naaj bi day tàppe ci kaye yi te ñëpp xam nañu ko c'est un danger mu am ay obstacles yi nga xamante ne mi ngi ci kaw toiture yi et à tout moment mën na daanu jaar foofu gaañ xale kooku insécurité la. dans une école bi nga xamante ne mi ngi am junne ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti élèves école bi nu mu tëddee yor fukki classe ak ñeent table banc yi doyul am na ay carcasse ñu ni kat xëy na seen doole barewul mais lu ñu mën daañ ko dimbalee seen ay rak. yeneeni classe yu nekk ci Sordag 1 ne itam ci ay jafe-jafe ñuy xaar nguur gi wala bokk ay partenaires ñu indi ci seen dimbal ngir fexe ba nekkinu élèves ci bërëb bi mën a ñoŋ. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. dellu si nañu fii ci Ndakaaru wax lu jëm ci coowal daaray Serigne Modou Kara yi ba procureur de la République dugal ci loxoom am ñenn ñoo xam ni fa lañ leen fekkoon jàpp leen ba fi mu nekk nii ña nga ca Ndungu Sil loolu nag tax na ba mu amoon ay avocat yu ci dugaloon seen loxo waaye génn nañ ca ci avocat yooyu bokk na ci maître El Hadji Diouf ak kii di maître Bamba Cissé ana lu tax ñu génn ci boobee dossier El Hadji Ndiogou Diène. kàddu yu mujj yu Serigne Modou Kara Mbacké moo metti avocat yi ñu jël pour ñu taxawu taalibeem yi ñu jàpp ci mbirum centre de redressement yi nga xamante ne moo ko moom njiitu kuréel gi di diwaan xamle ne saxlawul avocat te dénk na dossier bi Cheikh Ahmadou Bamba di lu métti lool maître El Hadji Diouf ak maître Bamba Cissé mi leeral ne ñoom te bu ñu tëb rek dugg ci dossier bi waaye ñoom ñaari avocat yooyu nga xamante ne lañ ne rôle ci réew mi xamle ne ñu jege sëriñ bi di soxnaam doomam bu góor ak doomam bu jigéen ñoom ñoo leen wax ñu défendre nit yi nga xamante ne dañ leen a jàpp jamono ji te nag ñu daal di leen di fay goo xamante ne ñu daal leen di fay xaalis boo xamante ne ñoom nee na gisaguñ ci 15 boobu ba léegi semaine gannaaw bi ñu tàmbalee liggéey bi tax nag ba maître El Hadji Diouf ak maître Bamba Cissé di leeral sax ne laataa sax sëriñ bi di yëkkati ay kàddu ñoom jëloon nañu dogal daal di jàpp seen jàmbur ci dossier bi ndax li leen fayul wuuteeg li ñu waxante woon ak waa kër sëriñ bi. toll ne nag ci fanweer nit ak juróom-ñaar yoo xamante ne jamono ji ñi nga ñu jàpp métital nit ak wàllum yor yàmba ci li leen di toppee ñoom ñooñu sax war a jàkkaarloog juge d'instruction bu 8e cabinet nga xamante ne moo yor dossier bi yeneen juróom-benn nit yi nga xamante ne jàppoon na leen tam ci dossier bi ñoom nag dañ leen a mujjoon may bàyyam nëgandiku gannaaw bi ñu jàkkaarloo woon ak procureur de la République. Alaaji Ndiogou Diène jërëjëf ñu wax ci conseil constitutionnel moom mooy ëttu attekaay bi gën a kawe ci biir réew mi jamono ji nag mu nekk ci lël boo xam ni mook ñi ay nattaangoom yu nekk ci dendub Afrique bi ñoom ñoo koy seq seen taxawaay nag la ñuy càmbar di ko xool taxawaay boobu nag doon taxawaay bu ump askanu Sénégal bu weesoo wàllu politique réere nañu lii di conseil constitutionnel Ana Rocha ci jàngatam. ci sañ-sañ yiñ ko may yëpp dogal yi nga xamante ne moom lay jël te muy soxal élection moom la nit ñi di gën a bàyyi xel daanaka sax ci ñaar fukk ak juróom-ñetti at yi nga xamante ne conseil constitutionnel bi lee daal di nañ ko samp fukki yoon ak benn lañ ko daal di saisir te lu ci ëpp nag ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukki yi mu ngi soxal problème yi tukkee ci élection yi waaye problème bi gën a fës moo di saa yuñ ko saisiree rek moom dafay ne mënu ci joxe dogal magistrat bi di Madiena Bakhoum Diallo mooy directeur cabinet président conseil constitutionnel. critique yi moom mënut a ñàkk. que ce soit le conseil constitutionnel wala mu nekk benn juridiction. dafa am benn artiste bu mag bu nekk Sénégal bu may wax ne Sénégal dañuy jaawale ñaar mooy wax sa xalaat ak wax sa xam-xam. ku nekk nag mën nga am sa xalaat ci conseil constitutionnel mais ñi ñu invité mun nañ wax ne en matière de droit constitutionnel et de justice constitutionnelle mooy ñi nga xam ne tey ñoom ñooy kàngam yi
à la fois ci Sénégal ak ci sous-région bi kon nañu xaar ba ñooñu def seen analyse après ñun ñu door mën a def suñu conviction. Professeur Babacar Kanté mi nga xamante ne moo doon amal leçon inaugurale bile yëkkati na ay kaddu di ñaax ñi nga xamante ne ñoo bokk ci bile ndaje ñu gëstu bu baax a baax ci incompétence bi nga xamante ne conseil constitutionnel bi dina ko soulever saa su ne yu ñu koy saisir bokk na kon ci défi yi nga xamante ne moom mooy xaar ñiy toog ca conseil yi boobee. Nous faisons partie du dialogue national. bokk nañ ci dialogue national bi gaa waaye nag dama bëggoon a xamal sunu commission bi ne li gën a mën a yàq démocratie bi ci jamono ji du ay fraude élection waaye mooy fitna bi nga xamante ni moom mooy tukkee ci beddi gi ñuy beddi ñenn ci askan wi. lu soxal lu politique gi dëgg-dëgg daañu ko gëstu waxtaane ko ni ki ëllëg. ñu daal di wax lu jëm ci embouteillage yi am ci biir Ndakaaru embouteillage yooyu nag gis nañu Dakar xat na fépp li ko waral ñu bari ne daal liggéeyu BRT bi bokk na ci TER bi ak autopont yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir réew mi loolu bokk na ci li tax ba Ndakaaru dem dikk doon na fi lu jafe lool loolu itam bokk na ci li nga xam ni dafay gaar maanaam koomu réew mi ndax ci embouteillage rek mën nañu ko wax lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay milliards daanaka état bi da ko ci ñàkk lu toll ci ñaar fukk ak juróom ci ay millions ci ay waxtu ci am xëy ci liggéey tam dafa nekk loo xam ne dañ ko ci ñàkk Ibrahima Ndongo expert la ci transport moom li mu xamle nekk ci Ageroute gannaaw bi nga xamee ni gëstu na rapport bu Banque mondiale dafa jàpp rek ni Ageroute ñoom ñi ngi def seen kéemtalaay kattan ngir liggéey yi nga xam ne ñoom lañ leen dénk mu gaaw ci lu dul yàgg dara ba ñu mën ko jébbal askan wi bokk na ci autopont ba nekk ca Saint-Lazare ak ba nga xam ne moo nekk ca cité Kër Góor gi moom Cheikh Tidiane Thiam di chef bu division ouvrage daar ca Ageroute li mu xam ne nag mooy am na ci loo xam ne tam ñu ngi koy ñaawlu mooy ñàkk yar gi nga xam ne yenn chauffeurs yi dañ koy jëfandikoo ci dem bi ak dikk bi Barthélémy Ngom. Dakar mi ngi fatt embouteillage yi bari na te tamit métti na ay waxtu la daan nekk ci suba gi wala boog sax ci ngoon gi waaye seetlu gi mooy embouteillage yi amatul waxtu dafa gën a jéggi dayoo heure bu nekk ci journée bi la ay embouteillage di am ci yoon yi daanaka ku génn këram rek dox tuuti ne tàcc yem ci ay embouteillage loolu waa Ageroute yuy liggéey autopont yi ci yoon wi ne xam nañu ko ñi ngi ci utum pexe waaye nag Cheikh Tidiane Thiam di ki yore ouvrage ya ca Ageroute ñaawlu na doxalinu yenn chauffeur si. liggéey bi dafa nekk si ñetti pàcc yoo xam ne si lañ nekk pàcc bi jiitu mooy pàcc bi nga xam ne infrastructure moo ñu yokkuru di defar ay pont boobu si lañ nekk boo jëlee projet yi mel ni BRT mel ni autopont yi ci loolu lañ ko yóbbu boo weesoo loolu parc bi ni mu baree tamit il faut que transport en commun yi ñu développé ko transport en commun yi li ko mën développé mooy li ñuy wax transport de masse loolu moo andi projet bu mel ni BRT ak TER bi nga xam ne oto yu ndaw yi dinañ gën a mën a wàññeeku dafa am nag ñetteelu pàcc boo xam ne tamit il faut ñu wax si mooy comportement nit ñi parce que li may wax boo jëlee misaal lu mel ni Yoff def nañ déviation yoo xam dañ ko def si bitume nga xam ne ay tali la finalement maintenant soo ko defee tamit il faut que usagers yi tamit di respecter code de la route parce que mënoo def benn déviation mo 2 voies la nit ñi bëgg di def 5 voies parce que dafa jàpp ne ku nekk moo gën a yàkkal ci moromam gendarmerie dañu fiy nekk ak police di jéem a dimbali nit ñi pour réguler mais gendarmerie ak police mënuñoo nekk chaque point il faudra aussi que population itam am matuwaay ak yar boo xam ne dina permettre ba nga xam ni même bu amee déviation ñëpp topp ko parce que kenn gënul yàkkam ci sa morom aussi li leer mooy embouteillage yi bu mooy pollution beeg temps bu bari bi ñuy ñàkkloo nit ñi dafay nasaxal koom-koomi réew mi ci bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Ibrahima Ndongo di ko xam-xamam màcc ci wàllum transport. Banque mondiale nee na Sénégal mi ngi ñàkk plus de 120 milliards ci xaalis ci loo xamante ne embouteillage la bu fekkente ne ay heures de travail la plus de 25 millions d'heures de travail le Sénégal di ñàkk ci loolu mais ça c'est énorme chantier ni ñu sumbandoo yëpp benn yoon ku ne xam na ni fële ci Magasin Senghor am na problème fii ci VDN bi inauguré na ñaari fi nekk yëpp mais taxul problème bi jeex ku fa jaar ku ne xam nga loolu non seulement ça mais ñu éliminer da nga passerelle bi nekkoon foofu ci SDE bi mais passerelle fu nekk ni ñi dem Saint-Lazare mais ñu toujours ay accident dafay am pour mortel nit ñi fa ñàkk seen bakkan. Ageroute ci wàllam xibaar ne léegi pexe am ndax ci talaata gi maanaam ëllëg ci la ñuy ubbi autopont bu cité Kër Góor gi ak it bu Saint-Lazare. ay la yéwén incha allah suba mardi suñu ministre des infrastructures dinañ ñëw Yoff ak Kër Góor gi pour ubbi foofu ouvrage bi li nekk au sol nga xam ne ubbi ngeen ouvrage bi léegi léppay fonctionnel beneen ouvrage bi nga ne instant bi gis nañ ni métti na trop mooy bu mel ni bu Yoff itam dinañ ci profiter suba dem doxantu ci chantier bi ak ministre bi mu xool ko après mu joxe date bi nga xam ne d'ici décembre bi incha allah dinañ ubbi ouvrage boobu de manière complète mu mat léegi nag li may wax souvent mooy affaire trafic ak circulation dafa métti moo tax boo xoolee ouvrage yi ñu war a def Dakar bëri na mais commencé wuñu yëpp en même temps dañoo def phasage boo xam ne pour jéem a tenir compte circulation bi mais tam li may ñaan tam nit ñi usagers yi mooy lan il faut ku nekk jàpp ni tamit circulation bi ku nekk bu bàyyee waaram affaire bi dina gën a dox mais ku nekk bu jàppee ne yaa gën a yàkkam di sa morom du mos a sotti ba fii nag mbir mi sotteegul loolaa tax ñoom ñuy liggéey ci yoon wi di sàkku ci chauffeur seeg clients yi ngir rek ñu muñ te xam ne bu sottee rek daañu muuñ am ñu ne ak BRT bii dey muuñ gi boo moytuwul du gaaw
Barthélémy Ngom jërëjëf ñu des ak Nafissatou Sylla koppar yi nga xam nag dafay bàyyi ko ci nguur gi di ndimbal jëm ci maire yi yokkute am na ci juróomi milliards tàbbal nañu ko ci loolu nag Oumar Gueye jëwriñ ji ñu dénk wàllu collectivité territoriale ak développement aménagement moom moo ko xamle ci teewaayu ñu bëri ñoo xam ne ay maire la ñu woon rafetlu nañ ñoom itam koppar yi nga xam ni dolli nañ ko ci ndimbal li ñu leen doon jox compte rendu Nafissatou Sylla yokku koppar gu am solo ñu jëmale ko ci collectivité territoriale yi mu soxal nag fonds de dotation de la décentralisation ak itamit fonds d'équipement des collectivités territoriales séddale bi war a mat gën kaa yees balaa njeextalu weeru mars 2021 Omar Gueye di ministre des collectivités territoriales di ñu ko firndeel. fonds de dotation yi ren mi ngi toll ci ñaar fukki milliards ak juróom-benn ak juróom-ñaar téeméeri millions xam nga kooku am na yokkute boo jëlee fonds d'équipement yi ren mi ngi ci fanweeri milliards ak ñaar. ak juróom-ñeenti téeméeri millions ak lu tegal kon yokkute boobu am na solo. fii ak ñaar fukki fan ci weeru décembre bi ñu dëkkmal nag lépp war naa mën a tàmbali. bu président Macky Sall promulgué la loi de finances 2021 rek ñu daal di xaatim ci saa si arrêté interministériel bi nga xam ni sama nattangoo Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget ak man ñoo ko war a xaatim signé ko notifié ko gox-goxaat ñi suñu yéene mooy fii ak le 20 bi ñu mën a jébbal document yooyu yëpp juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent collectivité territoriale yi nga xam ne moo nekk Sénégal maanaam communes yeeg villes yeeg département yi lii dina leen dimbali ci seen fonctionnement. ngir association des maires du Sénégal koppar gi ñu yokku du ñu def lu dul rafetlu ko Aliou Sall di seen njiit. téeméer bu nekk yokk nañ ci fukk. loolu ku nekk xam na ne am na solo mu nekk yokkute boo xam ne dëgg la ñun bëgg nañ ko waaye sonnaluñ ci lool sax gouvernement bi collectivité territoriale yi dañu war a yokk seen doole ngir ñu mun a gën a jàkkaarloo ak problème yi nga xam ne population bi ñu ngi koy jànkontoo surtout xam nañu ne loolu ci yokk muy fonds yiy dem ci développement ci fonctionnement ak yiy dem ci investissement bokkul ak li PACASEN bi di indi ci alal bokkul ak li fonds minier yi indi ci alal. doxalin bi la naka di jébbal budget collectivité territoriale yi dafa bokk. ci acte 3 de la décentralisation yokkute koppar gi la naka di xewal ci collectivité yépp waaye rawatina ci ñi nga xamante ne amuñu ay recettes yu dooleeku ci ñoom wala sax ñu néewle ko. jërëjëf Nafissatou Sylla ci noonu la ñuy dikkee daal nag ci xibaar yi bitim réew yi fas yéene ci ànd ak Georges de ci Diop. RFM bitim réew. Georges ma dellu nuyu la. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. dañ koy tàmbali altine tey ji ca Ghana tàmbali nañ fa lu jëm ci xëccu palais ba. élection présidentielle naka noonu itam élection législative lu ëpp fukki million ak juróom-ñaari doomu aadama foofu ca Ghana ñoom ñooy dem wote ji ngir fal seeni député yi toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom fal itam seeni président ci élection présidentielle nag fukki candidat ak ñaar ñoo cay jongante bokk ca président sortant ba bëgg ñaareelu mandat moom di Nana Akufo-Addo bi jamarloo nag ñetteel bi yoon ak ki nga xamante ne moom mooy principal opposant di njiitu réew ma fa woon ay jamono John Dramani Mahama ca Côte d'Ivoire moom Yodé ak Siro door ab tournée gërëm ñi nga xamante ne ñoo leen jàppale woon ba ñu bàyyi leen ci garde à vue ba ñu nekkee woon ñoom ñaari artistes yooyee njëkkee nag ci kërug ki jiite ku jega foofu ca Côte d'Ivoire di Henri Konan Bédié. dañuy wax ci république démocratique bu Congo mu mel ni nag la doxoon ci lëkkaloo ci diggante Félix Tshisekedi ak kii di Joseph Kabila jeex na lëkkaloo ko. président Tshisekedi moo ko xamle démb ci ab allocution télévisée doon def nag bilangu waxtaan wi nga xamante ne seqoon na ko langue politique yeeg ñeneen ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci yeneen yi anam foofu ci république démocratique du Congo xam li itam yan dogal jël mu ne nag mënatul wéy ci ab statut quo maanaam doxalinu réew mi tàggatémbe loole tax sax ba mu bëgg ab majorité bu bees mu nommé nag informateur bi nga xamante ne mooy dem ci assemblée nationale xool naka la ñuy taxawalee ab coalition gouvernementale bu bees jaar ci député ya constitution bi nangu na ko waaye ne itam ni mission d'information boobee diirug fanweeri fan lay am te benn yoon lañ ko mën a renouveler. ñu dem nag ci gëstu bi nga xam ne amal nañu ko ci ngànnaay yi ñuy jaay ci biir àddina bi ci atum 2019 ak at mi nga xam ne ci lu ñu nekk mel na ni yokkute am na ci. yokkute am na ñu ngi ko xayma ci téeméer boo jël juróom-ñett li toftal juróom rapport boobee ñi ko siwal ñoo di Stockholm International Peace Research Institute benn kuréel gi gëstu jëm ci wàllu ba conflit ngànnaay naka noonu itam liñ leen di saytu ak désarmement ci données yu bees yi nag ñu ne njaayum ngànnaay
njaay yooye ci ñaar fukk ak juróomi entreprise yu gën a mag ci secteur ba ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn milliard lañ ci jàpp ci dollaru ba Amérique Moyen-Orient nag mu di bu njëkk mu bokk ci top 25 boobee CIPRI maanaam kuréel boobee xam le ni États-Unis gannaaw États-Unis Chine moo topp ci kawam daal nekk ñaareel bi yoon ci ñi gën a fës ci njaayum ngana ci atub 2019 maanaam 16% juróom benn entreprise yi nekkee ca tugal ñoom nag ñoom ñëpp li ñu jàpp maanaam téeméer boo jël ñoom moom fukk ak juróom ñett ya ñaari entreprise yu cosaanoo ca Russie moom ñoom dañoo wàcc téeméer boo jël ñett yi toftal juróom ñeent Pape François am li mu jegle ñi nga xamante ne ñoom ñoo lorule ci cong yi nga xamante ne ñoo amoon ca province bi di Cabo Delgado ca nooru Mozambique moom Pape bi jox leen lu toll ci juróom benn fukki million ak juróom loolee gannaaw ab woote wi nga xamante ne Luis Fernando Lisboa di évêque bu Pemba woote woon na ko ci ab campagne bi nga xamante ne ñu ngi ko duppee ensemble pour Cabo Delgado maanaam ànd daal wala bokk ñëpp ngir Cabo Delgado dañ koy jeexaleek mbas mi Covid-19 ca Canada Pfizer BioNTech Moderna naka noonu AstraZeneca ak itam Janssen ñoom daal ñu ngi jéem a def lépp pour waa Canada nangul leen seeni vaccin Canada nag jamono ji am na lu toll ci 400,000 cas Covid-19 ña fa ñàkk seen bakkan ñu ngi toll ci 12,600 Mamadou Aïcha Ndiaye. ci xeex bu ñuy xeex mbas mi te mu yokk lool fii ci réewum Canada bañ naan ñu ngi ci xollu ñaareel bu vague bi réewum Canada tànn na Pfizer BioNTech pour jot ñi nga xam mooy ñàkk yu njëkk yi war a ñëw ci réewum Canada ki siiwal loolu nag moo di Sid Maret mi nga xam ne kii directeur commercial la ci BioNTech waaye tamit ki nga xam ne kii moo di Maret nekk ki nga xam ne kii jawriñ la ci kuréel googu li ñu mën a jàpp nag mooy ministre bi nga xam ne kii mooy Leblanc te ñu dénk ko lépp luy jëm ci jokkandalu dëggante province yi moom nee na daal fi ñu toll nii 3 millions yu doomu aadama ci biir Canada fas yéene leen a ñàkk entre ci mois de janvier ak mois de mars li ñuy xaarandiku nag mooy réewum Canada jox ndigal Pfizer ak BioNTech di laboratoire boobu nga xam ne moo leen war a jox ñàkk yu njëkk yi am na ci ñeneen ñett nag ñoo xam ne ñu ngi laaj ñoom tamit ndigal yu ñu joxee seen i ñàkk moo di Moderna AstraZeneca ak Janssen ñu nekk ay këri pharmacie yoo xam ni defar nañ seen i ñàkk ñoom tamit ki leen jokkoo ak yéen fii ci Montréal Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futurs Médias. ma ngoog Papa Ngagne. jërëjëf Georges Déthié Diop mu nekkoon xibaar yi bitim réew yi ñu gërëm la bu baax di xaarandi Malal Junior Diagne ci lu aju ci xibaar yi tàggat yaram yi ñu dikk yaatal ko. RFM Sport. dañu koy tàmbale ak lu aju ci wàllu football local bi. lañu ko fas yéene tàmbali ci tour bu njëkk bi ñeel li nga xam ne mooy préliminaire yi. compétition africaine yooya Sénégal am na ca wiiw ndax jaraaf jàll na Teungueth FC topp ci tànkam démb lañu daal di dóor fii waa Gambian Army Force 2 bal ci dara ca Thiès la jongante bi am woon. Babacar Ndiaye mooy président Teungueth FC nii yoon la wu métti waaye danañu ko ñàkk dindi xaaxaam yi ngir xuus jàll. tey ñu ngi xalaat Mamadou Seck mi damm di dëjee victoire bi Bouba Diop di suñu mbokk tamit moo tax boog loo gis ki anecdote it ki dugal numéro 19 bi la tamit donc le hasard fait bien les choses di ñaan yàlla fi mu jëm foofu gënal ko fi mu nekk mais victoire bu metti loom parce que xale itam toog nañ juróom-ñeenti weer yoo xam ne footballuñu donc seen yaram machine bi pour mu tàkkat day metti te loolu nag moo nar a dale ji yeneen équipe yi nekk Ligue Pro parce que ñun xaw nañ jiitu sax de 2 mois di nga gis adducteur di nga gis pubalgie lu ne di nga ko gis parce que machine bi pour mu tàkkat après 9 mois dafa metti donc xale yi nañu indulgent ak ñoom parce que souvent dañ naan joxewuñu dara waroon na gën a dox mais ku toog tam 9 mois mala liggéeyoo boo sa premier liggéey tamit doo monté gum en puissance comme ni nga meloon daaw moo gën sax bu daaw donc pour championnat bi dina pare mais coupe d'Afrique dañuy ñafe rek ak li ñu am qualifié ñi des ak ñi gaañu woon deuxième tour bi defaraat lépp lu ñu war a defar incha allah joué ak Raja de Casablanca ñoom beneen niveau la ñu nekk si wàllu compétition Afrique waaw Raja moom kuy wax référence Afrique bokkuñu ak ñoom sax budget wala leneen donc affaire bi du xaalis je crois que équipe bu Maghreb bi bu ñuy gagné équipe bu Sub-Sahara yi c'est surtout au niveau logistique nga dem ñu jox la bisu bon wala hôtel bi baaxul wala nga may test corona mais yooyu yëpp da ngay dem nga am mentalité boo xam ne du guerrier du ne parce que chance bi ñu am mooy am nañ staff boo xam ne yàgg na tukki ci Afrique au niveau professionnel wala au niveau U20 ou U17 donc mais xale yi ñoo war a préparer rek xam ne du yomb naari duñ leen may dara te ñun tamit duñ leen may dara donc mais li gën a important rek mooy bu arbitre sifflé 90 minutes yi ku ne mën xoolante sa morom si bët ne joxe nga lépp ba mu jeex incha allah et faire honneur au Sénégal. ñaari équipe yooyu nag dañu war a dajante ak San Pedro bu Côte d'Ivoire ak Raja de Casablanca si wàllub deuxième tour bi Moustapha Seck entraîneur Sénégal nii la xale yi war a defee waaye it wax na nañu defee na mu ko jàngate
suñu xol yi daan metti parce que bu ñu musaan a dem ci jongante yi rek premier tour rek ñu éliminer suñu équipe bi wax ji commencé naan suñu club bi comme Dakar Dem Dikk heure bu ñu demee ci compétition dañ leen di gaaw éliminer ñu ñibbi si waat bii nag dafa nekk ci contexte bu xaw a compliqué parce que suñu joueurs yi toog nañ lu yàgg footballuñu mais suñu entraîneurs yi préparé wu nañu en conséquence jouer teel a dugg regroupement teel a def ay matchs amicaux je pense que lii vraiment mbégte la parce que autant pour Jaraaf autant pour Teungueth FC su fekkee dañu bëgg a dugg ci phase de poule yi ba pare di moytu ay équipe je pense que tirage bi sax ñun war ñu cee calculer loolu lépp parce que ku nekk suñu kanam dañoo war a ñëw mbëkk la romb pour continuer parce que yàgg na trop une équipe sénégalaise bokkul ci phase de poule je pense que génération xaw na ko jige daaw tey jii il va falloir que ñu gën a organiser wu gën a préparer wu en conséquence xam ne équipe yooyu ay équipe lañu donc li ñu mën a def ba ñoom ñu dem ba nekk des grands d'Afrique ñun aussi il va falloir que ñu jël yoon boobu gën a préparer en conséquence def ci li nga xam parce que un match de football c'est un tout donc doo bàyyi benn détail je pense que li wér mooy suñu bëggee continuer compétition bi il va falloir que ñu nangoo jàkkaarloo club yooyu éliminer leen pour mën a continuer ci compétition bi. Diagne gannaaw football dañuy wax ci afro basket bi U20 sélection bu Sénégal nag fa ñu teg seen i gët mooy ca final ba. ñoom ñaar ñëpp di góor ñi ak jigéen ñi ña ngay lijjanti ngir mën a gagné fexe ba jàll ci pàcc bi des mooy jëm ci final yi waaye itam fexe lijjanti ba jàll ci wàllu qualification coupe du monde Soda Thiam moo ñuy ndëxëñal fu gaay toll. faqastalu nag warul ndawuk sélectionneur bii di Ousmane Diallo équipe féminine U18 bu Sénégal nag niki tey ji ci altine gi lay tàmbali phase retour am ñoom gayndey ndaw yi nag Mali nañu fas yéene jàkkaarlool équipe bu malienne boobay nga xamante ni nag moom moo leen na daanoon daan gu yaa ci seen match gu njëkk ci gile compétition ak ñaar fukki poñ ak ñeent yoo xamante ni rawee woon na leen ko mu di ab équipe malienne nag bu taxaw boo xamante ni jamono ji sax moom moo nekk ci première place bi gannaaw ba mu amee ñetti jogante ñetti ndam la ko waral moo di dafa daal di daanaata dëkk bay dalal di Égypte niki démb Sénégal nag mi nga xamante ni moom it ci phase aller bi dafa ñàkk ñaari matcham yépp digganteem ak Mali ak Égypte faw mu def kem kàttanam ba mën a daal di gagné jogante gi dox digganteem ak Mali niki tey ji ci ngoon waaye itam bañ a dal ci ndëgg sërëx bi leen Mali fas yéene tegal naka noonu itam def lépp ba daal di jël revanche am niki ëllëg digganteem ak Égypte loo xamante ni nag dina ko may mu daal di am qualification directe ci final gi waaye itam place am ci coupe du monde catégorie gi le ci wàllu góor ñi nag Sénégal dafay daal di rek jouer demi-finale yi gannaaw ba mu daal di amee ñaareelu ndamam ci gile compétition ci fàttali nag Sénégal dafa daal di daan Mali ci matcham gu njëkk waaye itam Guinée niki démb loolu moom moo tax nag mu daal di nekk ci ñaareelu place bi waaye itam équipe bu guinéenne boobee Sénégal dóor niki démb te mu nekk ci 3e place bi moom la gaynde góor yu ndaw yi fas yéene dalal ci demi-finale gi niki ëllëg ci noonee kon sélectionneur bi di Madiène Fall ak ndawam yi teg nañ seeni gët ci final gi mi nga xamante ni moo leen di may itam ticket gu leen di yóbbu ci coupe du monde catégorie gi le jërëjëf Malal Junior Diagne ñu gërëm la bu baax daal di dikk dal nag ci xibaar yi yéen kaay fas yéene ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. Universel Pousse, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf cas coronavirus yi jàllaañoo ci réew mi moo jaxase kilifa yu réew mi lii quotidien moo ko bind ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi démb ci dimanche ji rek bilan bi wax na juróom-ñett fukki cas corona yu yeesu yu am ci réew mi kenn ku ca ñàkk bakkanam ak juróom-ñetti nit yu feebar bi tëral ba ñu nekk Sowétas tolluwaayu mbas mi ci réew mi journal lii quotidien nee nañu moo waral ba alkaati yi réew mi ñoo ngi mel ni fitt gu mbër sànni keroog ca ndajam conseil des ministres bi président Macky Sall waxee ne nañu dellu ci mesure barrière yi waggar ko ba ñëpp respecté ko yéenekaay bi nee nañu boobu ak léegi takk der yi amatuñu jàmm bari na ñu jàpp ci réew mi fan yi ñàkk maskaw lañu leen jàppe l'observateur nañu waxi couvre-feu gi ñuy rumandaat ci réew mi fan yi bari na spécialiste yu jàpp ne buñ ci bëggee tàbbiwaat risque lay doon ci état bi docteur Kaligna di sociologue wax ci biir l'observateur ne bu ñu waxaatoon it bëndi fi beneen couvre-feu askan wi duñu ko nango Khalifa Ababacar Diagne di psychologue conseil ne ci journal bi bu ñu waxaatee bëndiwaat fi beneen couvre-feu risque bu rëy la ñu jël économiste bii di Mohamed Dia jëlaat kàddu gi dolli ñu ci ne bu boobaa li mu nar a yàq ci koom gi kenn du xam fan la yem l'observateur xamal ñu ne ni ka garaaw yi jëlaa ñoo ci hôpital Fann ak ci hôpital Dalal Jàmm ba ca Géejawaay dafa jéggi dayo guddi yi ñu tollit seetlu nañu ne ci Ndakaaru ca Kees ca Njaareem ca Ziguinchor ak ca Fatick fa la wopp si yëpp Vox Populi nañu li yëpp moo di ni mbas mi mel ci réew mi fan yi ne semaine bi ñu génn rek am nañu lu mat juróomi téeméeri cas beneen bu yéene kaay yi xëy di cas moo di cas bu Khalifa Ababacar Sall journal La Tribune bindal ñu ne kii di Souleymane Sul Diop moo wax démb ci émission Grand Série ci rajo Futur Média ne Khalifa Ababacar Sall ak président Macky Sall réeroo wuñu ñoo ngi gisee ñoo ngi waxtaan mu di kàddu yooyu La Tribune nee nañu porte-parole
porte-parole Khalifa Sall di Moussa Taye weddi na ko ba mu set wecc nee na Khalifa Sall bu demoon bay gise tey ak Macky Sall du umpu kenn du doon lu ñu xumto dañu koy wax ca kaw ñëpp xam ñëpp dégg wax ji Souleymane Sul Diop wax ci émission Grand Siri ci rajo Futur Média Vox Populi ak journal Li Quotidien xëy nañu ci dellu si mu di li mu ne Khalifa Sall moo ngi gisante ak président Macky Sall ci xët mu njëkku la Sénégal journal bi xamal ñu ne langam gi tasaaro ba fu ne aw ngàll féete fa loolee lay jéem a seet nu mu ko dajale ak nu mu ko wanga-wangalaate gisee na ak Moustapha Cissé Lo boo waxtaan ak moom ca këram ga ca Mermoz te it nee nañu mi ngi nas ay pexe ngir gisee ak Moustapha Diakhaté L'Observateur xamal ñu ci weneen wàll ne Moustapha Cissé Lo ak Yakham Mbaye juboo nañu première dame bu Sénégal di Marième Sall moo leen jubóole juboo ak ànd gem ci diggante Macky Sall ak Idrissa Seck Sud Quotidien nee nañu ñi ci nar a yàqule ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar àndub Idi ak Macky yéenekaay bi jàpp na ne dansé la ci coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien nañu Idi day moom waxatul dara ma ngay bànneexu bu baax a baax ci conseil économique social ak environnemental di fa rabbu aw yoonam ma ngay recruter ay niti boppam ca kër ga di leen fa duutal jël na fa Awa Gueye Kébé jël na fa docteur Lamine Ba jël na fa it Coumba Nguy Thiam Macky Sall moom it ma ngay lijjanti boppam enquête dina kay nañu am na kuréel gu mu sos ba samp ko ngir mu dox digg Macky bañam task force républicain la ñu ko tuddee juróom-ñaari ministre de la république ñoo ca nekk ñaar fukki directeur général ak ñetti député yu bokk ci APR léegi ko nañu Macky Sall tànn na leen ba wax leen lu leer nee na leen li ma leen sant bu leen ci bañ dara parti bi dafa wékk ci yéen yaakaar ngir ak ëllëgëm waaye ngir développement am ministre développement industriel petite ak moyenne entreprise di Moustapha Diop Source A nee nañu ma nga woon keroog ci assemblée nationale wane fa boppam bu baax a baax ba ñu koy wotal budget fa la waxee ne ginnaaw plateforme bu jëm ñaajo bi nga xam ne Sénégal participé na ci lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom ñoo ngi waajal deuxième phase bi mu di lool koppar yi ñu ko war a financé mi ngi toll ci juróom benn fukki milliards ba mu janoo ak député moom Moustapha Diop Source A nee nañu fa la xam leet ab parc industriel pharmaceutique bu ñu war a def ca Tivaouane beneen ministre bu newoon ca kanamu député ngir ñu ko doon wotelu budget moo di Oumar Sarr journalisé ko nañu waaye moom ministre mine ak séwul si sulli na fa ay mbóot yu rëy ci li génne Karim Wade ci kaso bi wax na ba wax ne Karim Wade xamoon na ne day génn kaso bi moo ne ma woon naa garder secret bi bàyyam Abdoulaye Wade sax bu ma ko wax dara li mu dem fekki Macky Sall Oumar Sarr ne réccu wu ci dara te it warul kenn ki di Pape Samba Mboup moom it xëy na sulli ay mbóot yu rëy ci centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi yëral xët mu njëkku Le Quotidien Pape Samba Mboup nee na ba mu yóbbu ay jarbaatam ci centre de redressement yi Serigne Modou Kara ñaar fukki millions yu manqué benn la ko laajoon mu ne it jarbaatam ya ba ñuy nekk ca centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi tuxum yamba ak i way lañu fa nekkee woon. Universel Pousse, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mu nekkoon yéenekaay yi ak ñun ñu koy gërëm bu baax dikk daal nag ci gis-gis ponk bi ñuy waxtaane tey moom mooy kuréel gi nga xam ne moo ëmb àttekat yi ci biir réew mi muy magistrat yi kuréel googu nag du UMS lan lañ ci war a mën a def ba yeesal ko ak lan moo war a mën a tax ba magistrat itam seen bopp muy indépendance gi ñuy bëgg gën a mën a ñoŋ ponk boobu la ñu fas yéene waxtaane dinañ ci ànd ak professeur Ogo Seck nekk président bu association juriste africain professeur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax. dinañ ci ànd ak maître Assane Dioma Ndiaye moom avocat la moom mooy président bu Ligue sénégalaise des droits humains ñu ngi lay nuyu maître Assane Dioma Ndiaye. waaw maa ngi lay fay Pape Gagne. jërëjëf dañuy tàmbalee ak professeur Ogo Seck professeur xam nga ni lu aju ci UMS wala conseil supérieur plutôt la ñu bëgg wax sax conseil supérieur de la magistrature xam nga ni yàgg nañuy wax lu ko yeesal gi mooy réforme yi ku ne xam na ni itam ni conseil boobu président de la république moom moo ko jiite ministre de la justice nekk ci ndax loolu bu fekkente ni mi ngi am ba tey mën na ànd ak yeesal goo xam ni dina indi li magistrat yi di xaar ci conseil supérieur boobu. waaw jërëjëf damay fàttali rek ni que am na ñaari téere ñu génn woon ci at yi passé avant ñu def réforme constitution bi 2016 am na benn téere bu ñu génn woon ci ñu tudde ko réforme des institutions au Sénégal ak ay propositions ñu defoon pour que ñu mun ko tenir en compte ci biir constitution bi am na beneen téere bu ñu génn woon ci 2017 bu ñuy tuddee yeesalaat justice maanaam la modernisation de la justice au Sénégal mu nekk benn enquête boo xam ni duñ ko defoon ak résultat travaux yi nga xam ni moom la maître Sidiki Kaba lancé woon mu nekkoon ci cadre comité modernisation de la justice. ci tënk ci modernisation lan nga ci tënk ci. waaw luñ ciy tënk daal mooy ni que bu ñu xoolee. gis nañu ni que waaw am na recommandation yu bëri yoo xam ni bon état bi jëlu ko. en compte ndax dafa mel na daal xëy na yooyu arrangé wu ko. donc muy ci réforme institution yi comme ci modernisation bi du yëpp lay état bi di jël. parce que dafa am lu ñu seetlu woon ni que
ci wàllu indépendance c'est sûr que juge yi ñoom seen bopp am nañu indépendance parce que loolu la loi bi wax mais ci pratique bi dafa am ay problèmes yoo xam ni lu mel na problème mu carrière yi ak affectation yi dafa dépendre ci ñoom day dépendre ci ministère bi c'est ça ak lu mel na aussi côté finance bi aussi ndax day benn magistrat de su soxlaa nekk président même su soxlaa defaraat tribunal am il faut mu jaar ci ministère bi ci gestionnaire yeeg yooyu donc loolu moo tax indépendance bi ñuy wax bi dafa nekk loo xam ni duñ ko bind nii mais nekkul loo xam ni daal mun nañu wax ni que am na fii ci Sénégal dinaa ñëwaat ci yow ma ñëw ci maître Assane Dioma Ndiaye maître kon su fekkente ni dégg naa professeur Ogo indépendance bi ñu war a ligganti d'abord mooy diggante exécutif bi ak justice bi bala ñuy wax ci indépendance bi nga xam ni ñoom ñi ngi ko bëgg a moom seen bopp ndax du boobu lañu war a njëkk a ligganti njëkk waaw jërëjëf Pam Ngagne di nuyu professeur Ogo ni nga ko waxee xëy na loolu lu jàmp la moom il faut ñu fexe ba pouvoir loxo exécutif bi buñ ko mënta génne totalement li ñuy wax ñu dagg buum bi nga xam ne moo nekk ci exécutif beeg magistrat yi ñu daal di ko wàññi bu baax ci mbiru li ñuy wax gestion carrière magistrat parce que foofu dafa mel ni fa la ñuy jàpp magistrat yi ci poñ buñ la jàppee ne magistrat ñoom ci seen communiqué sax wax nañ ko ñoom waayu communiqué bi ñu def voilà parce que dañuy jàpp ne dafa am ñoo xam dañ leen tudde magistrat récalcitrant ak magistrat yoo xam ne ñoo xam ne daal gën nañoo nangu ci mbiru nguur gi dafa mel ni nag proposition yi nga xam ne moom la ministre bi def bu fekkee am na poste bu ñu war a pourvoir dafa am benn compte bu ci am loolu nag bu ñu demoon ba nga xam ne magistrat yi ci seen bopp ñooy gérer seen carrière mel ni dañoo génne bi du doon génne total parce que président mooy nommé à tous les postes civils et militaires constitution bi ko may mais nag mun nañ def système boo xam ne comme France def na réforme boobu magistrat yi ñoom ñooy xool d'abord dafay am appel à compétition bu fekkee am na poste bu ñu war a pourvoir ñëpp xam nañ ne magistrat li ko wuteeg armée bëriwul dafa am grade dafa am ancienneté dafa am aussi ay loo xam ne ñoom xam nañ ko seen biir xam nga ku ne ku war a nekk fenn ku ne xam nga ko donc ñoom bu fekkoon dañu leen a bàyyi ñu gérer seen carrière président de la république dafay entériner bu ñu defee proposition moom mooy nommé par décret mais fekk magistrat yi li ci ëpp solo ñoo ko defal seen bopp bu boobaa xëy na dina mën a jouer ci li nga xam ne teg nañ ko ci seen kaw ba nga xam ne mun na gàllankoor seen indépendance mais nag bu weesoo loolu il faut li nga xam ne jot na am muy garantie statutaire yi ñu daal di ko jëmmal parce que li ñuy wax nii mooy ñu dindi loxo exécutif wala ñu wàññi ko mais dafa am benn garantie fondamentale boo xam ne surtout magistrat du siège ñi atte maanaam magistrat du siège lu mu atte kenn waru ko mën a bund xatal ci kaw atte boobu mu def te seet nañ ne loolu am na fi bu yàggul te loolu nag bu fekkee ne bu weesoo réforme bi nga wax def naa nañu jëmmal déjà li am as néew daal di ci yokk nag li nga xam ne mooy tax magistrat bi mën a liggéey ànd ak sago d'accord maître Assane dinaa ñëwaat ci yow ma dem ci professeur Ogo ba tey ci ni ma ko laajee maître Assane Dioma Ndiaye mooy indépendance su moom sa bopp bi ci sa atte ba nga xam ne da ngay atte ci sa teyug bakkan atte ci sa ci ni nga xalaatee est-ce que indépendance bi ko war a jiitu du mooy bi nga xam ni moom la ñu war a moomee seen bopp d'abord seen diggante ak exécutif waaw loolu am na maa ngi nuyu tamit suñu mag bi yàlla maître Dioma Ndiaye ci liggéey bu rafet ba muy def ci wàllu yoon ak droits de l'homme di wax ni que donc ci wàllu indépendance bi juge soo leen laajee de seen bopp am nañu indépendance maanaam juge boo xam ni day toog di décider am na indépendance ki nga xam ne nag mooy procureur kooku moom ñëpp xam nañ ne que ci ministère bi lay dépendre donc indépendance am na waaye xëy na ci pratique bi dafa am ay yoo xam ni daf koy xaw gàllankoor donc moom laa doon wax léegi. pratique bi mooy liy jóge ci président jaar ci ministre mën a dem ci procureur ba mën a egg ci àtte bi mu dugal ci loxoom. waaw du ko dugal noonu directement mais dafa am foo xam ni comme ni ko maître waxee léegi dafa am fu ñu leen téye maanaam ci affectation yi loolu aussi moo indi woon problème bi ci justice bi temps yi passé ndax juge boo xam ni mënoon ko jël affecté ko ndax organigramme ministère. loolu mooy li olof di wax ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa rek maanaam. waaw foofu lañ leen di téye nag. voilà ñu leen téye foofu ba pare téye leen aussi ci wàllu finance ndax aussi comme nu ma ko waxee léegi su fekkee ni da ngay laaj indépendance ba pare. amoo moyen pour assurer sa indépendance ci ñoom ko koy wute. loolu aussi foofu nag mooy problème bi tant que yow réglé wuñ ko. mais pour yow nan lañ ko mën a réglé professeur nan lañ ko mën a réglé.
waaw ci autonomie boobu noo ko mën a régler day nekk autonomie financière autonomie ci gestion ci lépp wala naka lay demee nan nga xalaatee. voilà loolu yëpp tënk nañ ko ci livre bi yooyu yëpp bind nañ ko ba teg état bi xam na ko. am na lu ñu koy defee. mais looñu ci mën a wax ñi nga xam ni liiruñu livre bi. ci li nga ci autonomie bi mooy dañuy def comme ñi am autonomie financière xam nañ ko da ngeen wutal seen ay comptable bopp ak ay yooyu ñu xool li ñuy gérer seen xaalis lu mel na yenn institutions yi nga xam ne dañu am autonomie financière mais loolu amu fi. ñaareel bi à part Cour suprême ak yenn cour yu mag yi mais tribunaux yi amuñu ko. donc moo tax seen budget sax assemblée dañ koy voté noonu. léegi loolu laa bëgg a wax ni que assemblée soo jëlee histoire 62 sax maa ngi koy rappelé ci nasaraan bi maanaam il faut que aussi balaa ñuy changer système ñu dem ci histoire xool lu tax état bi nanguwul jox carrément indépendance muy législatif muy judiciaire. parce que dafa am crise 62 bu fi jaaroon te loolu il faut ñu koy fàttaliku. ndax Sénégal day jàngale toujours ni que mënuñu boole ñaari kuy ci benn balk. suba suñu amee benn président cour suprême boo xam ne dafa am doole trop. day xaw a gêner président. donc ak président assemblée nationale bu am doole. voilà loolu moo tax nag day nekk loo xam ne lu jafe la. question bi nekkul question droit rek mais aussi question évolution société la. d'accord question culturelle ak sociologique. jërëjëf professeur Ogo kon maître Assane Dioma ku dégg li nga xam ni moom la professeur Ogo Seck wax mooy du yomb maanaam ndax ki nga xam ni moom mooy exécutif du ko yombalal judiciaire wala législatif ndax dara waralu ko lu dul ñaari kuy mënuñu bokk mbalka ni mu koy expliquer ndax bu fekkente ni foofu lañ ko jàpp rek mën nañu egg ci yeesal conseil supérieur de la magistrature. waaw maa ngi dëggal ne du yomb parce que souvent pouvoir politique dafay seet dan la mën a def ba consolider pouvoir am. du xool lan mooy doxal démocratie ñaareel. surtout nag ci dëkku Afrique yi. du ñu xool lan moo gën a gën ci li ñëpp bokk muy intérêt général mais souvent dañuy am ay intérêt stratégique. te loolu nag pouvoir judiciaire dafa am solo gis nga ni muy joué en matière électorale. gis nga ni muy joué en matière boo bëggee nasaxal sa opposant politique. yooyu yëpp moo tax nag état d'esprit bi mu laaj dina jafe. ñu am ko ndax loolu question d'état d'esprit rek. li Montesquieu waxoon ne ñetti pouvoir yi. ku ne da ngay respecter sa morom. ku ne am indépendance yow boo defee sa bopp ne man waruma lekk ci ndabu jàmbur. def ko sa bopp mu doon li ñuy wax impératif catégorique. du loo xam ne ay texte lay doon mais boo nekkee ci démocratie dafa am li ñuy wax transcendantal boo xam ne yow yaa koy teg sa bopp boo ko tegee nag boo waree magistrat yi nga ne leen yéen kat dama leen di bàyyi ngeen gérer seen carrière man nag maa ngi fi maa ngi yor kilifteef bi. mais tant que li ngeen di def tegu na ci yoon du ma intervenir. bu ngeen defee ba pare proposer ma entériner ñaareel bi aussi ki nga xam ne dafa atte ci kaw sermam ak li ko yoon wax kooku yow war nga jomb ne dama koy sanctionner parce que dafa waat ne man li may atte sama kenn lay kattan ak seet sama borom ak loi laa koy def donc état d'esprit boobu daal xëy na Afrique moo ñu gën a téye dañu dugg ci démocratie mais duggewuñ ci ak gëm-gëm boo xam ne ñun ci suñ bopp dafa am benn li ñuy wax auto régulation auto censure boo xam ne dina tax nga ne man lii may def dama koy def ba ku ko gis ne lii exemple la mais ñaareel nag du demee noonu parce que dafa am yeneen enjeu yuy dugg ci biir yoo xam ne mooy nasaxal suñu système démocratique jërëjëf professeur bëggoon naa dellu siwaat ci yow professeur Ogo Seck ma lay gërëm moom moo jiite moom mooy président bu association juriste africain maître Assane Dioma Ndiaye di avocat di président bu ligue sénégalaise des droits humains moom itam ñu koy gërëm mu nekkoon point de vue gis-gis tey ñu doon waxtaanee wàllu kuréel gi nga xam ni moom moo ëmb attekat yi ci biir réew mi muy conseil supérieur de la magistrature tey ponk boobu lañ doon waxtaanee fii la ñuy tàggoo ak yéen mbokk yi mu nekkoon xibaar yi diggu njolloor gi ak rajo Futurs Médias ci technique bi Abdoulaye Diop lañ ci àndaloon ci digital bi Yacine Pouy ci réalisation journal bi ñu àndoon ci ak Pape Oumar Diaw ak El Hadj Ndiogou Diène ñu leen di gërëm bu baax ci waxukaay bi Pape Ngagne Ndiaye ngeen ci àndaloon nes tout incha allah ñu dikk ak yéen ci communiqué yi soxna Aminata Ndaw ngeen ci àndal jërë ngeen jëf. Pour le bien-être de votre famille, choisissez Dano parce que 100% du lait Dano provient de nos fermes. Nous contrôlons l'ensemble